ma ne ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm y compris même sama doom yi ak jarbaat yi nga xam ne ñoo sol tiset yi. pourquoi may wax ne sant naa leen gërëm naa leen li ma fi indi tey dadul politique moo tax ñëwuma fi pour politique dama wax ne dañu fi ñëw tey pour def visite nemmeeku maanaam visite économique pour gën a saytu liy problème mu nit ñi loolu moo ñu fi indi tey mais su dee politique nañu xaar dans 5 mois ci kanam incha allah au mois de mars su boobaa ñun ñëpp libre nañu dem defi politique mais tey jii moom vraiment de grâce maa ngi leen di ñaan pour l'intérêt de nos populations côté politique bi ñu tekk fële ndax bu doon politique la moo ma tax a jóg xalaat naa du ma ñëwee nii donc bon loolu ma di leen ko xamal bu baax. léegi am na tawat yu ñu fi tawat wax nañu problème mu les 304 hectares il faut ñu may ñu tuuti parce que j'ai dit des choses très importantes pour ñu déglu ko. wax nañu problème mu 304 hectares yi wax nañu aussi problème mu 69 hectares yi wax nañu aussi beneen problème boo xam ne du fii te man dama yaakaar ne commencé woon nañu def ay discussion yoo xamante ne la muy aboutir yeggaguñu ci ndax yéen ñëwoon ngeen ci man seet si ma wuyu noo ñëwoon ngeen ci man seet si ma waxtaan ak yéen la ma waxtaan ak yéen xëy na xejul fii parce que loolu taxumaa jóg li ma tax a jóg mooy problème yi nga xam ne moo fi nekk te ñu xam ko ñu seet nan la ñuy def pour régler ces problèmes là en commençant par les 69 hectares les oh là là les 304 hectares les 80 millions dont on parle parce que xaalis la boo xam ne du kenn nit mooy ñëw ñu yëkkati ko di ko jox du noonu dafa war a am fu mu war a jaar loolu je crois que commencé woon nañ ci discuter tey bu fi nekkee ba léegi c'est pas de ma faute mais c'est manque d'organisation moo ko indi parce que aussi sama responsabilité daf ci dugg mënuñu yëkkati xaalis jox ma ko ma gis un certain Alioune Diouf mu ñëw sama kanam ma yëkkati jox ko wala gis Astou Diouf jox ko wala jox Malick Diouf jox ko kooku je ne le fais pas parce que su ma ko defee ma faillir sama mission donc li ci des mooy problème d'organisationnel boo xam ne war nañ ko def pour que mbir moomu ñu régler ko et pour tout et définitivement donc bon kooku vraiment pour man du débat le problème des 80 millions du débat loolu ma xam leen ngeen xam loolu le problème des 69 hectares idem c'est la même chose ñañu ko war a jox ñoo war a toog déterminer ko diw la man dégg naa ci ay wax mais kan moo ma mën a wan benn papier boo xam ne Momar Ciss moo ko signé ci 69 hectares yi nañ ko wax amu fi te je sais très bien que une fois que ñu yegg ci aboutissement wu dossier bi beaucoup de gens vont se retirer parce que am na loo xam ne xamuñu ko donc bon côté boobu xëy na lañ ca war a développer xejul fii commencé woon nañu benn liggéey boobu dañ ko war a continuer jëm ci wàllu suuf seeg lépp parce que man pare naa tey pour que tous les villages le chef de village ou bien son représentant et les autres ñu créer benn commission paritaire je dis bien commission paritaire boo xam ne ñëpp ñooy nekk ci biir su ko defee li nekk ci leen nekk ci càmbo nekk laandu tuuli ainsi de suite yëpp mu mun a leer ci botu ñëpp ba nga xam ne ëllëg ku jog boo demee di nga xam li ngay nettali parce que bari na ñu ciy wax te li ñuy nettali xamuñu ko te yooyu ay erreur la côté politique bi moom man du ma ci tudd ndax nee naa politique taxumaa jóg bu ma taxee jóg rek ñëpp dinañ ko xam. politique moom indiwuñu fi tey. waaw ñun moom loolu indiwuñu fi moo tax lii dérangé wu ma Momar Ciss na fi jógee na fi toog kooku aajowul ci Momar xam nga kooku ci kan loxo kan la nekk yàlla ak population bi mais du ci sama loxo man aw ma problème foofu
j'ai pas problème foofu aw ma lu ma ciy ragal aussi ëllëg yàlla moo ko xam man dew ma foofu liñ ma dénk laa bëgg a saytu seet nan lañ koy defee. le marché bi ñun liñ ci taxoon bëgg ci dugg mooy dañu gis ne site de recasement tey dafa nekk point d'attraction ci zone bi yëpp fii ba Tuguni ñu gis ne marché bi condition yi muy nekk war nañ ko defaraat man maa ñëw xoolal ko sama bopp. en tout cas dinañ fi ànd ak ay techniciens ñu xool ko marché bi dinañ ko gën a yaatal mbaar yëpp dinañ ko dindi def fi ay cantines dagg fi ay cantines yoo xam ne ñëpp daañ ci mën a am parce que nag dina am ay cantines yu ñu fi def ak yeneen cantines yoo xam ne dinañ ko dagg population yi nga xam ne am nañu moyen pour mën ko def ñu def ko bu fekkee ne am nañu benn promoteur boo xam ne ñu ngi waxtaan ak moom bu ñu ñëwee ci consentement waa dëkk bi ñu xool marché bi nan lañ koy yaatale ba mu nekk marché boo xamante ne vraiment gox bi yëpp daañ fi mun daje parce que ku ci ne xam na ne li ma gis fii léegi sama tànk mu ngi fii soog a ñëw maa ngi fii soog a ñëw tey marché la boo xam ne war nañ ko yaatal li ci war yëpp ñu def ko voilà loolu mooy li nga xam ne moo ñu fi taxoon a ñëw daañ leen jàppale defaraat marché bi ba mu nekk marché boo xam ne ku fi ñëw dina xam ne yor nañu marché digne de ce nom loolu mooy li nga xam ne waaw problème mu yoon yi man ci laa jaar gis naa ko mais yooyu na ci seen xel dal parce que nous avons un programme boo xam ne bu ñu tuddee PTI dégg nga programme triennal d'investissement yaakaar naa ne yoon wii ci la bokk yéen a ko doon defar ci la bokk donc bon yooyu moom nekkatul suñu problème en tout cas li ma leen mën a wax mooy ginnaaw bu ma santee ñëpp gërëm ñëpp li ñu taxoon a jox tey jii mooy ñëw gis problème mu marché bi dem xool affaire ndox mi courant yi nga xam ne ñu ngi koy yokk ci dëkk bi ñu xool ko naka la demee loolu mooy suñu objectif vraiment ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp voilà merci. chef de village ñu ngi lay nuyu di nuyu imam di nuyu le doyen Fall ainsi que ki nga xam ne moo nekkoon porte parole bi léegi muy Ousseynou nga xam ne li ñuy wax yëpp tëgg nañu ko suñu tànk yi nag tey wax naa ko sànq dama koy répété waat rek ñëwuñu fi pour tànk politique bu doon tànk politique duñu sol ne duñu ñëwee ni ñu ñëwee mais lan la dañu fi ñëw pour gën a xamaat bien que sax xam nañu ko mais population buñ la dénkee dina jaadu de temps en temps nga dem nga fekk si leen ñun visite économique la ñuy def indiwuñu fi politique wax naa ko sànq bu dee politique rek nañu xaar mois de mars su boobaa kenn ku ci nekk dinañu xam li nga mëne de grâce loolu maa ngi koy ñaan jeunes yëpp ñu consacré wu ci seen développement wu contrée vraiment te bàyyi ay querelle politique yi nga xamante ne ça ne sert à rien parce que nag bis dina ñëw ñun ñëpp nous sommes appelés à choisir un maire su boobaa ñu jaar fañ doon jaar loolu donc bon vraiment nañu xool intérêt population bi te bañ a xool suñu intérêt personnel ñëw fi di perturber amul sens parce que terewuñu continuer liggéey bi ñuy liggéey dañ koy def parce que ragaluñu fi ñu jëm ragaluñu aussi li ñuy def te xam nañu li ñuy def xam nañu fi ñuy teg suñu tànk chef de village doléance yi ñu fi wax yëpp noté nañu ko yi nga xam ne mën nañ ci indi mën nañ ci apporter solution yàlla mën na dogal ñu def ci solution ci nu mu gën gaawe problème mu forage bi sànq ki doon wax maa ngi koy saluer bu baax représentant CVD bi non ki doon wax pour turu CVD bi way dafa wax waaju am solo xaw ma ndax noté nañu ko wala déet mais bu ma sañoon li mu wax ñu noté ko gis nga su fekkee ne population bi moo ñu tax a jóg laa wax bu fekkee population bi seen intérêt moo ñu tax a jóg am na loo xam ne nañ ko teg ci suuf évidemment li ñu wax ci forage bi ni muy déroulé jaaduwul warul mën a nekk ay doomu aadama fa ñuy nekk ñu toog quelque temps te amuñu ndox kooku c'est inadmissible je me rappelle très bien en 2019 président daf ñu recevoir le président Macky Sall mu ne bu kenn indi doléance wala kuy wax na wax benn bu mu paase ñett bi ñu yëgsee ci man lan laa leen wax sama doléance ndox mi la ñu ne ma ñaareel bi ma ne ndox mi la ñetteel bi may leen ndox mi la ci la jëlee téléphone am mu joxe ay ndigal pour que ndox mi mu mën a wàcc si ci gox bi sànq nag am na ñu koy mitit lu maanaam ni ñuy fayee facture par weer parce que dañu génnagul ci régime forage
parce que li ñuy def nii solution provisoire la te forage seen régime ñoom ñu ngi fay mensuel c'est pas des comment beneen bi nu mu ko di bimensuel mais par weer la ñuy fay loolu moo tax te it comme dafa nekkoon solution provisoire moo tax souvent ñaare bu aéroport seen mbànde yi bu feesee rek dañuy tëj ndax ñu ngi jëlee ci forage bi ci Gap te bu ñu tëjee rek ñun dañuy ñàkk ndox mi dafa ñëw ba ci sama kër donc bon xam naa ñàkk ndox mi lan moo koy waral ak lu koy indi mais loolu saafara biñ ci bëgg a wut mooy ba ma yëgee ne ndox mi dañ ko coupé ana Biram ñu wax ma ko man dama sol sama dàll demal sama bopp toog waxtaan ak ñoom le lendemain ma yebal kenn ci sama conseil Issa Diouf la je crois mu dem teewal ma ca réunion ba man ma jël garantie ne accepté naa pour ndox mi ñu delloosi ko je prends garantie pour que ñu delloosi ndox mi pour wax ji leer ci bopp ñëpp bor bi fayuñu ko kenn fayu ko mais man maa jël garantie nañ ko delloosi te nañuy def ba fay ko man xam naa ko ci laa jëm si donc toog fii diwo fay ndox mi amul sens xam nga lu am chance nit boo nekkee ci dëkk da nga war a mën a jariñ dëkk bi même bu fekkoon ne nit moo jóg lamba poosam fay ko aussi mais jaadu na parce que doomi dëkk bi la ñuy ci gox bi la ñu dëgg bu donc bon ku nekk ci gox bi te war ci def lu baax nga def ko mais kooku dañ koy saluer mais nag jaaduwul nag loola defoo ko ba pare ñëw di lëre nit ci ne maa def nangam te fekk loolu amul nañu bàyyi politicienne amul sens léegi nag bor bi ba léegi fa mu tëdd fa la tëdd kenn fayagu ko mais nag en tant que maire jël nañu engagement pour que ñu bàyyi nit ñi ñu utiliser ndox mi ñu mën a trouver beneen solution bi nga xam ne moo fi war a mën a nekk pour que nit ñi di mën a am ndox toujours mooy dinañu fexe ba génne ko ci régime forage verser ndox mi ci SDE comment dire SONES jox ko Sen'Eau mu di ko commercialiser pour que nit ñi di mën a jot facture par 2 mois loolu déjà ñu ngi ci procédure boobu pour war ko mën a def en ce moment là dootuñu ñàkkati ndox parce que bu ñu fàtte ne aussi ndox miy ñëw fii Sen'Eau daf koy jaay waa forage bi jaayat ko nit ñi mbir mi noonu la demee na leer ci bopp ñëpp mais nekkul ndox moo xamante ne ñoom ñoo koy joxe directement Sen'Eau moo koy jox comité de forage bi dellu jaayaat ko population yi léegi nag moom laa wax ne jël nañu ay matuwaay pour que ndox mi ñu reverser ko ci réseau bi comme ça léegi nit ñi di am ndox abondamment ñuy fay facture aussi par 2 mois comme ni ñuy fayee facture je pense que loolu bu ñu ko defee le problème est déjà réglé yeneen yi ci des nga xam ne mu ngi ci biir dëkk bi muy wàllu dëkkuwaay yi wax ngeen ko sànq parfois da ngay am problème foo war a def poto parce que nag nit ñu dëkk la loolu aussi wax naa sànq wax naa ko fële dinañu former ay commission yoo xam ne chaque village parce que village bu ci nekk moo xam problème am autour du chef de village ak CVD bi ñu toog xool plan wu dëkk bi xool nan lañ koy améliorer parce que bu ñu fàttali ne aussi système bi ñuy dunde nii mënatul wéy parce que nag problème d'urbanisme dafa dal di posé wu ci ñun te loolu maa ngi woo jeunes yëpp vraiment pour ñu jàpp ci ñu xool problème boobu nan lañ ko mën a régler ba mbedd yi jaar fi mu war a jaar nga xam ne poto fu mu war a dugg ñu dugal ko fa ndox fu mu war a dem ñu def ko fa ndax tey am na ci kër yoo xam ne pour nga jaarale fa poto mu am ndox mu am courant du yomb am na ci ñoo xam ne aussi pour nga def comment dire adduction d'eau du mën a yomb te yooyu yëpp dañ ko war a régler yooyu nag comité yi nga xam ne ñoo fi nekk muy CVD yi ne ci village yi daañ ko gën a réactiver waat ñu toog waxtaan autour du chef de village ou bien son représentant ñu xool loolu nan lañ ko réglé ba kenn ku ci nekk mën a dund sa dundin ba nga xam ne noonu nga ko bëggee lii mooy li ñu tax a jóg mais meetinguñu defuñu leneen politique wuñu buñ doon politique ku ma gis-gis ku ma xam-xam ne bu ma jógee politique fu waay tollu gis ma mais non dama yaakaaroon sax ne ñaar wala ñett rek ñoo may topp ñëw ma waxtaan ak nit ñi mu jeex mais jàppewu ma xoon sax système bi ñu ko jëlee nii emploi des jeunes wax na ko yooyu yëpp il faut que ñu activer les CVD yi nga xam ne ñoo ne ci village yi parce que nag village bu ci nekk ak spécificité am ñu toog waxtaan ak ñoom évidemment li ñuy wax dëgg la waruñu fi mën a nekk aéroport bi nekk fi dinaa ci ñëwaat léegi xëy na yenn compétences yi ñu am ko ba pare ñu di ko jëlee feneen kooku amul sens loolu lépp nag liggéey la laaj
mais su fekkee ne dañuy dem par ordre dispersé li ñu bëgg duñ ko mën li ñuy xeex nañ ko ànd ñun ñëpp su fekkente ne njariñal askan wi moo tax ñun ñu di ko def su boobaa dinañu mën a xam li ñuy def fan la ñuy teg suñu tànk ba nga xam ne population bi dinañu mën a am satisfaction ci li nga xamante ne mooy seen bëgg-bëgg vraiment maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen xamal ne li ngeen fi wax yëpp noté nañu ko le moment venu dinañu ñëw xoolaat ko seet nan lañ ko mën a saytoo wàllu ndox mi nag chef de village waa comité de xaw ma nu ñu leen di wooye comité de gestion am ngeen bor yu bari population yi aussi vraiment nekk nañ ci ay jafe-jafe ñenn ñi depuis confinement bi am nañu jafe-jafe pour ñu mën a fay nañu waxante dëgg li ma leen di bëgg a xamal nag mooy te loolu maa ngi koy wax waa comité de gestion bi mbooleem ñi nga xam ne mois bi seen facture bu ñëwee dinaa leen ci jëlal 40% fayal leen ko le reste nag ñu fay ko. dama ne mois bi facture yi bu génnee chaque abonnant képp koo xam ne abonné woon nga sa facture man dinaa la jëlal 40% yi pour jàppale la ko ci confinement bi nga xam ne moo téye woon nit ñi ba mënuñu jóg liggéey yi. yaakaar naa loolu leer na. non waxuma ñuy jaay. ñi am robinet seen kër laa wax. facture yi bu ñëwee yéen xam ngeen ko indil leen ma situation bi su ngeen ma indilee situation bi kenn ku ci nekk man dinaa la jëlal 40% par exemple ki nga xam ne facture am dafa nekk 10 000 40% yi ñaata la 4 000 su boobaa day indi 6 000 ñu mottali ko mu fay. leer na léegi loolu moom personnellement vraiment man maa koy jàppale population bi ndax xam naa ne ñenn ñi seen facture boo gisee mënuñu ko fay ñi ci ëpp. dañ fi nekkoon confinement bi am mënatuñu daw liggéey mënatuñu def dara donc bon loolu dinañ leen ko defal ci weer bii lii rek laa amoon ay kaddu yoo xam ne maa ngi ko doon wax vraiment di leen ñaan ngeen gën a jàppoo nekk benn mais ngeen dox ci intérêt population bi te côté politique bi ñu bàyyi ko ba mois de mars ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. ñi fi ñëw yëpp ak ñi fi teew malgré tàngaay wi ak jafe-jafe yi. may am mbégte itam fekk fi des jeunes yoo xam ne xëy na c'est des jeunes très responsables malheureusement nag am na ci ay interpellation yoo xamante ne fii du woon place am parce que mbir moo gis dafa am ñu mu concerné ak ñu mu concerné wul mais comme dañ ko globaliser xëy na du ñàkk am bis ñu mën a toog pour mën ci apporter ay réponse ndax depuis ma jóge fële ba léegi xalaat naa ne ñaari béréb yi ñu jaar yëpp les mêmes questions rek moo ñëw may assurer population yi ne en tout cas yooyu ñu wax yëpp bis dina ñëw dina leer ci kanamu àdduna bi yëpp parce que man du ma def en cachette lépp lu may def wala di ko wax dafay leer ci kanamu ñëpp parce que bari na yu ñu fi wax 90% yëpp demewul noonu mais nag bis boo gis bis lay xaar pour ñu war ko faa mën a wax. loolu fii du palaasam parce que discussion bi mu laaj dañu ne ci béréb boo xamante ne ay malade ñoo fi ne de passage vraiment ñu ngi leen di jéggalu ci loolu parce que béréb bu malade di nekk vraiment nit ku nite am na ci yenn yoo xam ne sa waroo ko faa def. dama jàppoon rek ne bu ñëwee bi fii quelques responsables war nañu mën a dugg ci biir xool li fi ne nemmeeku ko ñu jéem a seet bu fekkee ne am na ay solutions yoo xam ne mën nañ ko indi ci nu mu gën gaawee ñu indi ko ci. ñun loolu mooy suñu tànk xam nañu ne santé compétence transfert la kooku moom kenn duñu ko jàngal xam nañ ko bu wér mais nag duñu ay technicien santé nag. pour mu leer du ñu ay technicien santé compétence transférée la nag li tax mu wax loolu tey bu ñu soxla woon tey ay garab du man mii maay wax ne xaalis baa ngi garab bii la ñuy jënd mais dañuy jël seen avis ñoom ñu dem jëlal ko seen bopp donc ce sont les techniciens de la santé ñooñu mën a guider ci lu bari. jël wala bële gis naa fi ay case de santé yoo xamante ne mais obéir aux normes case de santé est-ce que ñoom am nañu compétence di piqûre nit. Mais c'est ça. Donc il y a des normes.
am na garab yoo xam ne kenn du leen bàyyi ñu di ko def carte de santé mënuñu bind ordonnance mu nga donc bon yooyu dafa am ay normes yoo xamante ne moment yooyu xëy na mënoon na nekk mais tey nekk na poste boo xamante ne vraiment war nañu xoolaat situation wu poste bi loolu vraiment mbir la moo xamante ne bàyyee nañu ko xel te dinañ ci liggéey avec les techniciens de santé yi nga xam ne loolu seen compétence la ñun mën nañu dem nag wuti mën nañu dem wuti dugg nañu fii léegi gis nañu saal yi ñu ngi ci yoon woowu pour wuti matériel boo xamante ne matériel boobu xëy na bu ñëwee ñoom dina leen mën a soulager problème yi nga xam ne moom la ñu nekkee parce que sànq vraiment bi ma demee visiter salle yi li ma fa gis même buñ ma ko expliqué woon itam xam naa ne ay mbir la yoo xam ne war nañ ko toppatoo nu mu gën gaawee parce que santé mënul xaar waaw mënul xaar waaw problème mu ambulance bi damay saluer loolu ñu ko defaraat parce que bu ñu fàttali ne aussi dëkk bu ñu fi nekkee mu am fi ay équipement wala infrastructure yu fi ne mais ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk ba bokk na ci seen droit en tant que citoyen mais ñu di ci intervenir ambulance bi man personnellement maa ko jënd pour mu leer ci seen bopp c'est pas la commune Momar Ciss moo jënd ambulance bi may ko poste de santé bi pour que ngeen xamee ko noonu c'est pas la commune c'est pas l'argent de la commune te loolu ku mu neex mun nga dem nga def ci ay investigation man maa ko jënd may ko poste de santé fekk amul ba ma koy jënd itam xëy na foofu la sama doole yem parce que man maa ko jënd laa wax bi ma gisee ne itam xaw na ndaw waaw ma ne woon te loolu sax dañ ma ko wax dañ ma ne dafa gàtt par rapport ak suñu yoon yi ma accepté ko ba ma ko defee aussi dama leen wax ne nañ ma indil chauffeur ma embauché ko am na wala amul ñu jël chauffeur embauché ko plus de 6 mois yaakaar naa ne liggéeyul mais dafa mel ne salaire am musul tak am na wala amul ani chauffeur bi am na wala amul toujours yaa ngi jot sa salaire bon yaakaar naa ne loolu buñ ko defee ñee dañ leen ciy saluer mais nag na yem ci kaw nag ne ay nit ñoo jóg ay bonne volonté ñëw defar ko yàlla seede na ne ani gars yi jënd naa moteur bi ba pare moteur bi ñëwoon na xam nga man comme yu baree bari du ma ci xam dara mais jënd nañu moteur bi ba pare waroon ko defar j'ai dit que comme defar nañu ko vraiment dañuy saluer loolu di leen ci remercier parce que yaakaar naa ne ki fab ay millions jënd ko ambulance indi ko vraiment ambulance bu panne warul nekk problème ci moom warul nekk problème voilà su ko defee nag yi mel noonu jarul ñu di ko yóbbu foo xam ne yeggu fa waaw deuxième bi wax nga ko mais xam nga ñun dañu am benn problème nit ñi dañuy wax ambulance ñu am lu ñu fàtte muy wàllu corbillard ndax tey saa yi ñu amee ku wàññeeku dañuy obligé dem jëli ambulance yi ñuy dem jëli corps yi et pourtant loolu du vocation ambulance ah c'est voilà mu ngoog c'est interdit mais nag ñoom la ñuy mujjee utiliser pour jëli corps yi ñi nekk Kër Moussa yaakaar naa ne xam nañ ci lu bëree bëri ndax ambulance bi chaque jour mu ngi dem ak a ñëw fu ne dugg na fa di yóbbu ji ay corps loolu aussi taxaw nañu pour mën a am au moins corbillard boo xamante ne dina mën a jël boobu relais bi ci des muy président CDS bi lettre bi ngeen ñu bindoon jot nañu ko maa ngi ak moom sama bureau lii nga xam ne moom ngeen sàkku woon à partir de la semaine prochaine bilan boobu budget bi ngeen ñu joxoon dinañ ko commencer pour exécuter ko 900 et quelques mille 44 000 50 bon pour le comité voilà on va vous donner 1 million on va vous donner 1 million pour que ngeen mën a def liggéey boobu yeneen yi ci des aussi bon ñu ànd ceeg yéen loolu rek moo ñu amal solo bir wi yeeg yeneen yëpp amaluñu solo xam nga lu ñu amal solo ñëw xam li nga xam ne mooy soxlay askan wi lañ ca mën a def ñu def ko parce que loolu mooy suñu devoir mais suñu devoir du taxaw ci mbedd mi di yuuxu suñu devoir du taxaw ci mbedd mi di baare ay oto wala di naf nangam ak nangam vraiment loolu laa mën a wax sage-femme bi aussi l'ICP sage-femme bi bu soobee yàlla année prochaine lay mën a nekk nag parce que ñu ngi nekk fin au budget mais d'ici mois de décembre mën na préparer ay dossier mu indi ko dinañ ko defal contrat ndax am na benn keneen koo xam ne mu nga Kër Moussa noonu lañ ko jëlee defal ko contrat pour loolu mën leen wàcc ndax itam comité bi pour muy dajale ay xaalis
boo xam ne mën na ci fay sage-femme man je ne pense pas que même bu ñu ko mënee aussi day xaw jafe day metti mais mun naa leen wax ne d'ici décembre mën nañu jël ay dossiers en tout cas au 1er janvier ñu signer ko un contrat boo xamante ne dina ci mën a continuer noonu ba yàlla di indi leneen. waaw non je ne dis pas le matron yi moom waxuma ko en tout cas daal sage-femme bi moom ça moom c'est clair donc loolu laa amoon lu ma doon apporter comme des solutions ci problème yi ñu fi wax xam nañ ne problème yi nag moom mënul jeex mais pare nañu vraiment pour accompagner poste de santé yëpp nag yëpp laa wax te bientôt dinañ ci xam dara incha allah ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. li fi wax yëpp daal loo ci waaw xam naa dañuy dellu rek sant population bi nga xam ne projet bi mën naa ne ñoom ñoo ko moom te ñu taxawu ko bu baax aussi sànq am na loo xam ne Aliou wax na ko mooy fii parfois damay dégg rek ay nit di wax te ma yaakaar ne li ñuy wax man la ma wax mooy dëgg parce que man maa fekke woon dina xaw jafe sax pour ma toog fi wax historique yu tool bi ni mu demee parce que ay demande la yoo xam ne ba ñu koy introduire yàgg na fekk sax président Macky Sall la ñëwagul pour que population bi comme ñàkk nañu seen suuf ñu jéem a seet feneen jox leen ko jamono di dox ba bi président Macky Sall la ñëwee fekk fi demande bi c'était en 2011 man maa ngi document yëpp ñun la woon ak jas pour que li nga xam ne perdal nañ ko ci ay suuf vraiment ñu jéem a seet nu ñuy jàppalee population yi ba ñu am beneen suuf parce que nag bu ñu fàtti ne ñun suñu commune suuf siñ fi perdaloon mu ngi waroon toll ci 1500 hectares 1500 hectares la waroon toll bi loolu amee vraiment yàlla dimbali ñu topp dossier bi ba ñun suñu dossier ñu accordé ko parce que bu ngeen fàttali ko président Macky Sall bi muy sëg a ñëw dafa waxoon ne benn mètre carré dootu ko dindee ci forêt classée bi daf ko bañoon. loolu ba mu amee sax indil na leen ay jafe-jafe parce que jas joxuñu ko pourquoi ñu jox ju 300 et quelques hectares joxuñu jas mais bañ ñu ko joxee aussi tool bi ni mu bindoo ak suuf si xam naa ne temps bi moo ko mayewul mais ku ko visité woon di nga xam ne ñun liggéey bi ñuy liggéey ak loxo mënuñu koo liggéey ndax ku xamoon cawel dëgg te mooy fii ku ko xamoon ci jamono di nga xam ne fii du suuf soo xam nit mën na ko liggéey ak loxo amul partenaire yu ñu jéemul a wut. Turquie yi nekk fii ñëw nañ ci man ma yebal leen fi ñu ànd ak Ablaye Fall ñu def prélèvement yóbbu ko dem ba Ankara def seen étude dellu siwaat ne li mu laaj dafa bari duñ ko mën jamono di dox ba yàlla yenkañal ñu ñii ñu ñëw bañ ñëwee aussi ñu xool ñu ne mën nañu ko liggéey ñu négocier ak ñoom waxtaan ak ñoom pour que population yi aussi vraiment ñu mën a soulever wu. ndax fii bu fekkoon ne woon dañ ñëw dagg ko comme ni ñu waxoon bu njëkk ba kii benn hectare kii ñaari hectare am na ñoo xam ne seen hectare duñ ko bay parce que amuñu moyen yu ko mën a bay te fii dafa sori bu ñu waxantee dëgg rek ñun ñëpp ay baykat lañu xam nañu suuf suñu mën a bay ak bu ñu mënul. loola yàlla dimbali ñu ba ñii ñu am leen def ak ñoom benn contrat boo xam ne clause yu leer lañ ko def te nag bu ñu nit ñi buñ di jaxase yu bokkul le décret a bien dit que les populations déplacées de l'aéroport population déplacée la ñu wax. xam nga texte juridique wala boog texte littéral kenn ku ci nekk ak ni nga koy jàngate ak ni nga koy déggee ndax benn article ku ci ne mën na ci am lecture bi keneen am ci beneen lecture te pourtant ku ci ne mu ngi ci dégg man li ma jàpp mooy dañ ma ne les populations déplacées man loolu lañ ma wax xaw ma nag ndax ay tubaab la ñu bind wala leneen la ñu bind mais loolu la ñu bind donc am na ci détail yoo xam ne man duma ci dugg loolu itam bi mu amee nekkul xaalis boo xamante ne dafa war a ñëw rek ñu ne kii na jël téeméer kii na jël ñaar téeméer kii jël lii kii jël lee mais non non mos naa leen fi jox benn exemple ci benn dëkk boo xam ne mun naa ko tudd sax Dangote bii rek galaan bañ leen di jàppale leen ci xaalis boo xamante ne mais ñoom demuñu ñu séddoo ko
sama mbokki pël yi comme ay sàmmkat lañu dañu fexe ba jël ci partie boo xam ne dañu dem ci usine bi defar aliment ñu versé ko fa ñuy am aliment foofu di jox seen i jur. tey li ngeen waroon def maanaam li dëkk bi waroon def te buñ ma ko waxoon ma mën ko dégg ñu ne ñun de créé nañu suñuy projet yoo xam ne ëllëg projet yooyu xale yi mën nañ ci dox ba am ci li ñu bëgg mais xaalis bi ñuy wax nii. xam nga c'est bien boo ngay wax 40 millions mais 40 millions boo ko yóbboon ci site bi tey jii kenn ku ci nekk du am 20 000 ñetti fan kenn dootu ko yorati mais naka la ñu war a def organisez-vous ñu fab xaalis bi teg ko ci seen loxo loolu nag yéen a ko mën a doxal seen bopp. du man maa koy def nee naa leen 4 heures du matin bu ngeen ma yeewoon bu soobee yàlla ñu defar chèque yi jox leen ko ngeen verser ko fa ngeen ko war a verser loolu nag ci yéen la dese donc bon ñi ciy dox di wax yëpp. may dalal seen xel ne yooyu yëpp ay waxu yàq rek la mais vraiment am na loo xam ne jombale nañu ko suñu bopp te yaakaar na ne wees nañu ko aussi beneen bi muy wàllu liggéey bi na ngeen ci dalal seen xel parce que woo naa leen ñoom ñi ñu war a def benn réunion seen patron boobu nekk fële war a ñëw moom la ñuy xaar nee naa leen avant ñuy commencer. yeneen yu ñu war a xoolaat ci clause yi ñu xoolaat ko ba nga xam ne ëllëg bu ñu démarrer. dootuñu am jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu amoon tout début nag est difficile parce que ñoom bu ñu fàtti ne dañu commencé woon liggéey forage bi xëy rek toj xam ngeen ci dara gàncax bi nar a yàqu ndem si combaan yàlla na ko yàlla yërëm ma yebal ko mu ànd ak ñoom lu ma 3 jours tooguñu ñuy dem ak a ñëw ba ñu décroché benn kii ci au niveau des SDE ci à son temps pour que ñu jëlee tuyau bi gaap di ko watat ba indi ko fii pour mën a sauver gàncax bi kiy def loolu nag vraiment yaakaar naa ne am na intention mën a liggéey te loolu alal ju bari lañ ci doon fay parce que premier contrat bi rek yaakaar naa fay nañ ci plus de 7 à 8 millions si je ne me trompe pas dégg nga pour rek mën a sauver mbay mi ñu soog a commencé nag di gasaat yeneen forage ba nga xam ne tey am nañu yaakaar ci ne forage yu bari am na fi ndax li ñu bëgg a liggéey dëgg. 20 à 24 millions. ah def 20 à 24 millions. voilà 20 à 24 millions def nañu ko ci pour sauver mbay mi donc bon mën naa wax ne ñii li ñu investir gum fii bâtiment bii ñu jógee ak li fi nekk ci matériel mais liggéeyaguñu ne leen toll. mais nag yëpp mën nañu def ay waxtaan yoo xam ne mën na tax ba bu ëllëgee vraiment problème yi nga xam ne moo fi amoon yëpp mu réglé wu ba ñi nga xam ne ñoo fi nekk aussi ñu gis ci seen bopp. parce que ñun suñu objectif du dara lu dul ñu créer fi loo xamante ne population bi daañu ci mën a gis seen bopp pour xëy na ñi nga xam ne xamuñu ko tool bii tey mooy sama ñaareelu yoon pour ma ñëw fi ñu ngi nii mosuma fi ñëw bariwul sax lu ma fi ñëw tey mooy ñaareelu yoon bu ma fi ñëwee bi ma fiy jëkkee ñëw fekk ñu ngi soog a commencé di tabax yii ba tey jii bon nag yaakaar naa ne bu ñu muñee tuuti bokk waxtaan ak ñoom lépp loo xam ne war nañ ko defaraat ñu defaraat ko waxtaan ci ba tënk ko yàlla mën a dogal li ngeen bëgg di ngeen ko am te waxtaan boobu dina am balaa ñuy commencé waxtaan boobu dina am et li ñu wax ci wàllu RSE bi nag toujours ñun moom la ñuy xaar ci société yi fi ne xaaruñu ci ñoom leneen lu dul RSE bi ndax tey RSE boobu mën nañu yóbbee ci kaw ñu tabax fi benn poste de santé boobu pourtant mën na bañ a nekk sax site de recasement parce que site de recasement bi xëy na soxlawuñu ko mais am nañ ci biir commune bi ñoo xam ne soxla nañu ko parce que aussi projet bi nekkul rek projet boo xam ne dafa war a mën a jariñ site de recasement bi kese mais mën na jariñ ñeneen ndax am na ñeneen ñu fiy liggéey du dëgg beneen bi ci topp li nga xamante ne xëy na dinañ ko def ci wàllu l'école yeeg yooyu yëpp dinañu toog ak ay commission ñu orienté leen ba ñu xam ne lii fii lañ ko war a def en tout cas daal li ma leen di xamal mooy ni ngeen takkoo woon ba téye tool bi vraiment ba ñu yegg fi ñu yegg ngeen dimbali ñu ñun ñëpp ñu ànd ci ba tool bi mën a génn résultat boo xamante ne dina tax ba ñi ne ci ginnaaw di wax bu ëllëgee kenn dootu am lu muy wax loolu daal moom laa ci amoon lu ma ciy wax vraiment di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla aussi vraiment li nga xam ne noonu la doxee woon daaw yàlla dimbali ñu ba buñ ko recommencer rek mu gën a amélioré wu gën a baax. moo tax bañ ma ko waxee ñu ne ma dafa dugg rek ci dëkk bi mais sorewul ci biir dama leen ne bàyyi leen rek bu yemoon fële sax baax na. na fi rek dugg ndax bu fi duggee leneen li nga xam ne moo ci des xalaat naa ne ñun en tant que commune bu ñu jógee ak suñuy pexe dinañ ko mën a def. looloo tax Talla wax na ko léegi bi may ñëw dama ànd ak koo xam ne itam li ëpp ci courant bi ñuy defar ci biir dëkk bi fii moom moo koy defar muy Aliou Ndiouk mi di entrepreneur bu mag bu nekk Thiès. xam naa ne balaa ma fiy jóge
di nga jël attache am xam naa ne bu jëlee sa attache doo am jàmm na ñëw ba fii mu nattal ma courant bi yóbbu ko ba ca pël ga ñu indil ma facture bi. kon góor gi moo di la ma la waxoon ca ndox ma ba mu ñëwee te agsiwul moom laa lay waxat ci courant bi su neexee yàlla dinañ ko tiire fii ba indil la ko sa kër bu soobee yàlla waaw loolu moom vraiment bu dee loola tëddal nga nelaw su ko defee loolu mooy li nga xam ne moom laa doon wax ci côté boobu. Médoune yéen a ngi wax ci affaire courant bi wala bokk sama jarbaat bi moo ko wax Fall. entreprise bi liggéeyee ba pare dañ koy verser Sénélec tant que versé wuñu ko Sénélec réceptionné ko du mën commercialiser courant bi commercialisation mooy lan buñ ko versé ci domaine u Sénélec ba pare loolu la Sénélec di sañ nag léegi soo indee sa demande mu jël ko ndax mu ngi lay jaay courant bi mais moom moogu ko loolu moo tax courant bi mënagul yëg si ci biir kër yi. te loolu réglé nañ ko pare ci domaine yu bari bërka démb rek comme ni nga ko xamee maa ngi ciy waxtaan ak Alassane Ndione di koo xam ne ci biir commune bi la dëkk doomu gox bi la mu ngi dëkk fii mbir jàmm vraiment mosuñu am benn dossier boo xam ne ñëw na foofu te li ci war defu ko kii dëkk bii rek leen vraiment seen bos dafa tagoon te Dakar la tage mais bërkaati démb yële daf ma woo xamal ma ne jot nañu réception yëpp mooy loolu non amul problème engagement bi yëpp benn la li mu wax ci jigéen ñi bu soobee yàlla heure boo xamante ne courant bi lépp pare na madame le maire dina leen jox moulin kooku kay moom yomb na ma waxal ko benn yoon jeex na du loolu la rek boo ko waxee ma gëm ko chef de village nag drapeau bële bëgg naa nga dindi ko nga ñëw ma jox la drapeau bu bees nga def ci wasalaam di la ñaan nga jottalil ñu ko suñu ziyaara ak suñu nuyoo bokkoon na ci suñu mébét buñ fa agsee ndax xam nañ ne yaramam dafa sutaate ñu àgg ba foofu seet ko waaye ni mu demee ñu ngi lay ñaan rek nga jotalil ñu ko suñu nuyoo ak suñu seet xamal ko ne itam yëg nañu lépp di sant di gërëm ñi fi nekk yëpp ginnaaw loolu président CVD bi dama yaakaar ne bu fekkente ne déglu nañu bu baax li mu wax jàpp naa ne nit mënatu fi wax lu ëpp li mu wax parce que bi mu wax man maa ngi koy noté point par point minutieusement la énuméré ay points yoo xam ne yu am importance la je ne sais pas nag ndax nit ñi saisiré nañ ko noonu wala déet noté naa ko yëpp nag dina am yu ma ci ñëw point par point mais balaa ma ciy yegg dafa am loo xam ne chef de village wax na ko muy problème mu foncier bi fii ci Thiambox xalaat naa ne mosoon nañ ci toog am lu ma la ci wax ba fi may waxee ak yow tey ci document yi ma yore Thiambox ne fait pas partie de la zone à déplacer bokkugu ci. ci wax naa la ko du benn du ñaar ëllëg nag yàlla moo xam mais man laa wax. tout ce qui est problème du village. donc bon bu ñu ko xamee woon noonu rek xëccoo wax ak dinaa wax lii jaru ko ki yor CVD bu taxawee wax mais résumé na lépp man xalaat naa ne liñ fi wax ci kàddu CVD bi amul lenn loo xam ne bàyyi na ko. sànq aussi le président wax na ne xamul lu ñuy def ci budget bi nangam lu ñu ci deful du dëgg xam nga un citoyen dafa war a am un regard ci budget bi nga xamante ne mooy doxal dëkkam information da ngay dem chercher ji ko wuti ji ko vous avez le droit mais nag na fekk nga def sa devoir suñu dëkk yi yëpp amul benn dëkk buy participer ci budget communal vous êtes le chef de village ban dërëm moo jóge ci biir village bi dem dugg ci keesu état dañ ma ko wax. bientôt chaque village dinañ fa créer benn commission boo xam ne lépp li nga xam ne moo nekk ci biir village bi commission bi moo xam wàllu foncier la ak leneen ñooy toog waxtaane ko soo gisee nag mënuñu ko def benn mooy suñu dëkk yi dañu am suñuy réalité. dañu am suñuy réalité mënumaa fab nit ku dëkk
palal ma di ko indi fii muy régler problème mu suuf ci wàllu ci fii ci Thiambox mënumaa fab nitu Thiambox di ko yóbbu suun mu di ko régler donc bon régler bi pour mu gën a gaaw jëlal population bi nga xam ne noo nekk fii ci biir Thiambox boole ko ak ñun ñu toog seet nan la ñuy régler loolu ak chef de village bi ndax dafa jot dañu nekk ci moment boo xam ne dañu war a urbaniser suñuy dëkk yi nañu dëkk woon ce n'est plus nekkatul ndax soxla nañu ndox fan lay jaar ci mbedd lay jaar soxla nañu courant fan lay jaar ci ay mbedd lay jaar donc bon il faut que plan d'urbanisation dëkk yi yëpp ñu def ko loolu moo war a seet soxlay askan wi li nga xam ne yaakaar nañ ne ñun mën nañu ko porter ñu porter ko la nga xam ne ëpp nañu doole aussi ñuy jotali ko ñi nga xam ne ñoo ko war a porter ba nga xamante ne nit ñi aussi la am feneen mën a am fii ci wàllu ndox la am feneen mën a am fii ci wàllu courant ñu ngi leen di sant di leen gërëm wa salaam. xalaat naa ne kuy wax dañuy wax ne kuy yuut waaw neex naa jàngal ko fii waaw ñooy li ñu wax man li nga wax yëpp fu ma jaar wax nañ moom ma tax a jóg ndox mi ak forage bi ni mu demee xam ngeen ko xam ngeen forage bi en 2014 man mën naa ne en 2011 ñu koy créé ba mu màgg dañ ko naroon a yóbbu am na benn dëkk bu ñu doon mu indi ko forage bi di am ay panne di am ay